El Hadj Ahmed Aïdara. cey tabaski bi lee doy na waar Le Quotidien ne kay ne am na ci ay jumaa yu bëree bëri day duñu julli de tabaski bi maa la ko wax ndax coronavirus bi lee troisième vague baa fa jaar waaw en tout cas jumaa wu Haalpulaar yi lee mosquée omarienne bi ci Médina waaw ñooñee day nee nañu duñu julli jumaa ja nekk ca Wakam gale mosquée de la divinité Corniche Ouest nee nañu duñu julli grande mosquée bu Ndakaaru Njaay Jël Joob nee nañu duñu julli ndaxte imam ba Alioune Moussa Samb waaw nee na tant que coronavirus banque Sénégal gi lee grande mosquée bu Ndakaaru day daal di tëjee du tijjeeku de déedéet kaay ma jamba jàngi ne waaye laay nii day danañu julli Masaalikul Jinaan danañu julli jumaa mu sant ka ca Thiès danañu julli njabootu jigéen ga ca Thiès danañu julli Ibaadu Rahmaan yi danañu julli jumaa ju mag ja nekk ca Mbuur danañu julli bos li ne mairie bu Ndakaaru Njaay Jël Joob day te Soham Wardini jiite ko waaw génnee na $1 milliard ak ñaari téeméeri million ci suñu koppar ngir jàppale hôpital yi nga xam ne ñoo nekk ca département bu Ndakaaru gi lée jigéen ju mën góor merci madame la maire Soham enquête yéene kaa ne waaye gis nga yorinu Covid googe corona ga xalif général Tijaan ya day am na dëgg tey de am na dëgg de dama ne la sëñ bee ne ci dëgg si Malick ndaxte keroog ba corona ba dikkee ba léegi ni lee Serigne Babacar Sy Mansour jugul benn yoon di ñaax jugul benn yoon di yëkkati ay kaddu ak dànkaafu sax di mettre en garde ci lu jëm nag ci wàllum Covid 19 joojee waaw surtout Alaaji Malick ba day waaw ma nga continuer di wax suñu kilifa jiite réew mi ne leen wax leen nit ñi dëgg ci lu jëm ci wàllum mbas mi la ak la muy jur wax leen nit ñi dëgg yéene kaa gi ne njabootu ko Omar yéen nga day tabaski bi waaw ku nekk na nga jullee sa kër toog leen seen kër waaye est-ce que duñu dugalaat nit ñi rek fi mu nekk nii seeni biir kër reconfinement maar di taali sur quotidien en tout cas day lay jël ka biir tabaski ren bi lee waaw tabaski ñaari boor la de ñii danañu julli talaata ñii julli àllarba évidence yéene kaa ne tabaski bi del en tout cas ca département bu Nioro waaw Moustapha Biteye lu tolloo fanweer ci ay millions laa lay wax ni lée la dimbalee doomu aadama ya lu tolloo juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay xar 72 waaw fukki tonne ak benn ci pompiteer fukki tonne ci soble enveloppe fukki junni kër gu ne ñëf yéene kaa gi ne moo taxit ndaw ye nekk ca mouvement boobee jom rafetlu nañu li Moustapha Biteye def ne mi ngi doog a am ci département bu Nioro bi lee vox populi ak évidence yéene kaa ne ca lycée bu Sange gale élève El Hadji Malick Ndione tey lay mujjee jàngi école de dama leen dàq nañ ko ilaa yawmi diin définitivement mardi tali la ilaha illallah waaw parce que élève yi kat Malick daa agressé woon surveillant bi le jël brique dóor ko ci bopp toj allahu akbar ay suñu élèves yi la lu leen dal léegi Le Quotidien yéene kaa ne yeesalaat na conseil Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo daal dinañuy bind nag Pape Oumar Sakho njiit la Vox Populi ne ñoom li ñuy tuddee nag blocage bu conseil constitutionnel waaw waa CRD gi day ña ngay sàkku ca Macky Sall nag mu dakal ba ca xoodi désordre bi nga xam ni kon moo am ni lée désordre institutionnel waaw te daal di fal nag ñetti ñu bees ci ay sage Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo ak ñañ àndal kon ca CRD googe nee nañu lii kaaw office bi le lettre CRD ba day Abdoul Mbaye moo ko signé jébbal ko président conseil constitutionnel moom Vox Populi ne waaye singalu roi di mbalax bu bees bi le wàññi ko waaw mais Youssou Ndour yan fenkat ak mbele-mbele boo parleur lay waxal waaye Youssou Ndour mii moom yan narkat ak yan mbele-mbele lay way nii en tout cas ñi mu way nii daal duñu waxatu dëgg di cay Ndour waa de mbergaan yo lu ne way na ko barke Rasulullah loo xalaat Youssou maa jigéen Ndour way na ko pétrole bi bu ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal ay imam bu grande mosquée bu fenêtre Sotrac di sàkku ci taalibe yi di ñu xam ne kon tey jii la ñuy julli tabaski waaye nag du ñu ko defee sa jumaa jam ku nekk na jullee sa kër ndax nag jàngoroy coronavirus gi fi mu toll ñu àddu jëmale ci li nga xam ne moom mooy tabaski ji ak mburu mi mu mel ni it mi nga xam ne format 4 bi la ñu koy jaayee ñeen fukk loolee nag jàppale ne waa directeur bu commerce intérieur mu ngi leen di dànqaaf di leen xam ne kon loolee bu ñu ko defee ak jalgati lay doon ñu teewlu ay kàddoom moom Omar Diallo. 24 749 du 14 octobre 2019 ak arrêté 50-28 du 3 février 2020 ñoom ñoo homologué prix plafond mburu bi nga xam ne ni moom la ñu war a jaay dans les régions ak Dakar ba tax na ñoom ñooñu boulanger yi seen baguette bi ñu bëgg a génnee 200 francs yi bëgg ko imposer à partir du 26 baguette boobu loi bi dafa ne ni que boulangerie kese lañ ko mën a jaay wala boog
bi mooy dépôt vente yi nga xam ne boulangerie yi déclaré nañ ko te ñu autorisé ko léegi nag réglementation bi dafa am lu mu wax képp koo xam ne ni da nga ko violé wala nga jéggi ko dinañ teg ay daan sa kaw may wax aussi askan wi ni leen prix wu mburu yokkuwul prix wu mburu changé wul prix wu mburu bougé wul fa mu nekkoon fa la nekk ba léegi. tabaski ji ak defaru mburu mi waaye tabaski ji sa ndaar goxu ba maam Kumba Bang gaañaa nga sa wàccaay la ba ñu doxantee sa marché gis nañ ne kon soble seex pombiteer ba ñu ngi ko fa riime mu mel ni it bari na fa lool ngir nag nekk wàccaay tabaski ji askan wi nga xam ne ñoo ko yittewoo man saa jot nañu ko bëggee avenue Général de Gaulle jaaykati tissu yi tax accessoires yi jamono ji ñoo nekk sa mbedd ma teg seen i marchandise di xaar seen i client donte gis nañu ni kon njëg yi nag xara na tàng lool ndax nag réew mi si boppam moo am lam koppar ñu ànd seex Babacar Niang Jeylaani Sarr ak doomu ndar yi ñu ngi waajal bu baax li nga xam ni mooy feetu tabaski ci marché bu soor li jëm ci produits alimentaires yi ren bëri na lool bokk na ci soble ak pomme de terre. waaw ren moom mën na ni kenn du wax soble bi jafe na kenn du wax pomme de terre bi jafe na ndax prix abordable na par rapport kilo 200 loolu moo lay revenir à saako 25 kilos bi 5000 saako 40 kilos bi 8000. ci avenue Général de Gaulle bi foofu nag yére yi ak yeneen accessoires yu jëm ci fête bi ñu ngi koy exposé donte sax ñenn ci clients yi di wax ni nag xaalis amul. dëkk bi moo amul xaalis nit ñi gis ñu xaalis ku am xaalis daa jënd mais ku amul xaalis nag moom doo mën a jënd loolu may wax ji. Au niveau des coiffeurs comme chez les tailleurs les clients ont répondu à l'appel malgré la situation de Covid. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu ngi si clients yi di góorgóorlu quoi tabaski bi moom daan na gën a dox nii mais nit moom boo fekkee rek da ngay sant yàlla quoi. ñu fàttali tamit que daal toll na si ñetti junne xar yu fi yokku ren jóge ca Mauritanie njëg yi nag toll ci fukki junne ak juróom ak fanweeri. leneen lu soxal bi la jotaayu xibaar moo di mouvement d'humeur maanaam ñaxtuk technicien yi nga xam ne ñoo nekk ak liggéey mbay mi ak équipement rural ñoom nag fukki fan la ñu décrété ne kon dañuy banque seen yoxo ba noppi it soobu ci ab xiifal liggéeykat ya la ñuy sabab ñu soobu ci li nga xam ne moom mooy xiifal boobee moo di la nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel affectation yi nga xam ne teguñu ko fenn day neex rek njiit la mu yóbbu leen feneen anam ga ñuy liggéey it metti na leen lool bëgg ñu taxaw leen sa démb la ñu woote ak gannaaw taskatu xibaar yi sa jam ñaajo ñu ànd seen Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. fukki fan ya ñu dakk liggéey boole ca tàmbali grève de la faim technicien ak liggéeykat yu ministère de l'agriculture ak ñoom nag amuñu benn sikki sàkk ci gën a ñoŋal lii di seeni paxey xeex. ñun nit yoo xamante ni depuis 1960 ñu ngi koy laaj loolu nag bi mu amee njëkke woon na benn série d'affectation jël ma man mii ak sama 5 collègues yoo xamante ni c'est des responsables du syndicat mu jël leen affecté leen tey nag semence yu bon yi wax fa lu jëm ci wàllu engrais yi nga xamante ni doyul dafaa jóge jël décision ni comme nag man damay wax dina ma affecté. ñoom liggéeykat yi bokk ci ministère bu ñu dénk wàllu mbay bi woote jëmale ci seeni naataango organisation syndicale waaye it daal di interpellé ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall. décréter une grève illimitée. Président de la République la ñu interpellé directement mu jël secteur bi en main parce que crise moo fi am. mer gi nag ànd di parti yi nga xam ne ñoo séq crise bi di dem bay toog ci table ngir mën a amal ay diisoo. Birahim mu di technicien travailleur yu nekk sa ministère de l'agriculture et de l'équipement rural gis nga li ñuy sàkku ñu jàppale si ne nag jàmbat lu yàgg la te ba fii kenn faalew leen. Sénégal mooy chaque fois dañ koy wax autorités yi nañuy dige lu ñuy def nañuy dige lu ñuy mën également ça permet bu fekkee ne am na langage de vérité bu ñuy tenir seeni liggéeykat ci secteur bu mën a doon yenn extrêmes yi duñ fi àgg extrême nag weesuwul xam nga magum jëmm kilifa bu demee ba ne dafay xiifal grève de la faim parce que boobu dem na ci lijjanti na wax na waxtaan na ba mujjee ci grève de la faim ça veut dire donc que ñoom seen ñaxtu lu leen yitteel la mais li ñuy wax ñaxtu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay liggéeykat yu nekk ci wàllug agriculture tey seen ministre moo leen war a gestu ndax lan lay sàkku heure supplémentaire ñu fay leen ko mais c'est un droit ndax
lu jëm ci wàllu liggéeykat bi la mu liggéey nga koy fay mais bu yokkee ay heure ba def heure supplémentaire lépp pour njëriñam bi mais la nga ko war a fay ko bu fekkee ne mënoo ko fay bu mu def heure supplémentaire mais li ëpp importance mooy nañuy wax dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy nga xam ne doo leen di ñaata yoon lañ fi wax signé nañu ay protocole d'accord 2014 2015 2000 nangam te chaque année ce sont les mêmes revendications qui reviennent ça veut dire donc dañuy signé lenn déggoo ko waxtaan ko ba dakkal grève de la faim bi wala yenn grève yi ndax kaay ma xamal ne fi léegi ay fan léegi avant ñuy mët seen 10 jours ñu ne ni autorité bi ñëw na waxtaan ak ñoom dakkal nañu en attendant suspendre nañu grève de la faim bi après mu nekkaat un éternel recommencement parce que li ngeen di revendiquer tey lu ñuy revendiquer tey bu subaa moom la ñuy revendiquer waat dans un an moom la ñuy revendiquer alors que loolu warul dox ci yoon ci réew boo xamee ni dañ jàpp ni donte tout ne va pas très bien mais au moins il y a un minimum boo xam ne war nañ ko def il ne faut pas que ñuy persister di wax nit ñi loo xam ne du dëgg wala di dig nit ñi loo xam ne du dëgg ndax finalité bi lii lay doon ñu bari di ñaxtu parce que tout simplement yéen a leen waxoon ne ni nangam daañu leen ko defal bu ñu toogee gisuñu ko mënuñu def leneen lu dul nekk ci grève de la faim wala di teg ay suspension travail ak yeneen. mu di grève boo nga xam ne mënul ñàkk ay impacté ci li nga xam ne moom mooy mbay mi fi ñu toll ndax bu ñu fàtte ne bu ñu amee yenn semence certifié yi ñoom ci boppam techniciens yi ñoo koy war a mën a valider saytu ko ba noppi daal ñu koy jox baykat yi kon nag dina impacté. dina xawal laal li nga xam ne moo dem ci wàllu mbay mi si ñum réew mais xam nga wax ji Mambay moo di ne Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne ak yelleefu liggéeykat faale wuñ ko te fu ñu toll dañ koy salfaañe parce que mënoo am ay liggéeykat ñu nekk ci benn kuréel lu ci mel ni ministère mu am li nga xam ne ay affectation arbitraire la parce que nit ki wax na loo xam te ne nii dafa dénoncer justement li nga xam ne moom moo am wala ŋàbbinu kilifa gi ñu jël la yóbbu la feneen moo am ñu jël la tamit dàq la ci anam goo xam ne teguwul yoon wala tamit li ci gën a doy waar moo di ne ñoom ñi nga xam ne souvent ñoom ñooy peut-être on dira le dernier maillon de la chaîne mu di ñooy gën a def liggéey bu am solo ñoom nañuy gën a ñàkkal fu la léegi nag loolu mooy indi les entreprises étrangères bu ñu fi ñëwee tamit mais nu mu gis ñuy doxaleeg suñuy doom ñun suñu réew bu ñu leen joxul gëdd mais looloo tax les ouvriers keneen ku mu mënti doon seen ak seen yelleef dañ leen di koy salfaañe boole ci di leen exploité boo xam te ni foo ko takk fu ne weesu na ko heure bu leen neex téye heure bu leen neex dàq mel ni ku yor seen benn morceau bu fobee rek donc loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu war a xeex la tey jii nii les et ñoom les travailleurs aussi war nañ mën a am solidarité buy tax boo xam ne lépp lu mënti am ci lu jëm ci fànn boobu mu di salfaane seen ak seen yelleef ñu taxaw ko daal di ko xeex ba mu mat sëkk. ñu àddu jëmale ci waa Kër Docteur bokk na si njiitu réew président Macky Sall ku si nekk yëkkati na kàddoom di sàkku ci askan wi ñu bàyyi rassemblement yi bàyyi woo ñi di yëkkati yooyu la kàddu ñu gis ne am na ci ay responsable politique yu nga xam ne ni ñu ngi fare ci APR ba noppi it di organiser wala it di financer ay caravane yu nga xam ne nii dañu koy jagleel ñenn ci askan wi loolee xeetu rassemblement ñu ngi toll di xeex mbas mi ñu ànd seex taxaw seetlu bu Fatoumata Diop. lan moo tax gouvernement bu Macky Sall di juwoo tout le temps ci ay communication ndaxte njiitu réew mi Macky Sall dafa sàkk woon na ngir Sénégal yi ñu daal di moytundiku déplacement yi ngir dem fête ji li di Aïdil Kabir gi mu mel ne nag yenn ci ay DG ak i ministre yu gouvernement bi dañoo def contraire bi ndax bu ñu xoolee kaawu Covid 19 bi ni ki tey ji rek benn fan képp des ci tabaski bi am nañu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay cas yu yees ci wàllu coronavirus bu ñu fàtte nag ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne lim gi am nañ ko ci week-end gi ñu génn contexte boobee taxoon kii di Macky Sall daal di sàkku ci sénégalais yi ñu daal di moytundiku déplacement yi ci biir région yi bañ a wàllante ci Covid 19 ñenn ñi dañoo yombal ñenn sénégalais yi ngir ñu dem ci région yi amal foofu fête gi que mën nañ cee gis ku ci mel ni ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi jënd ak njaay bi tàggat yaram naka noonu dem beeg dikk bi ba ci sax directeur bu domaine ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñi organiser yi les caravanes naam bu fekkee ne nag mën nañ wax ne attitude bu jamono ji ñu toll ci ñetteelu vague bi mu mel ni caravane yooyu mën naa participer bu baax a baax ci yokk bu virus bi ci biir région yi jamono joo bi Covid 19 gi mu ngi ne fi yàmbalang. muy li Olof Njaay di wax kuy digle sangaay set da laa war ñu gis ne ko ñoom ñoo ngi lan
lan ngay wax askan wi mënatoo wax askan na leen wëy il faut ngeen respecter gestes barrières yi il faut lu ñuy wax tabaski chez soi ngeen toog seen kër yi ba pare à côté ñi nga xam ne ñoo war a joxe le bon exemple ñoom ñooy joxe le contre-exemple et c'est vraiment malheureux pour des autorités yi nga xam te ni la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu taxawoon tey sensibiliser les populations aussi li nga xam ne moo jëm ci ay masque gel et tout pour wax askan wi ne feebar bi mi ngi fi nañu gën a moytandu ko préparer wu aussi ci li nga xam ne moom troisième vague nuñ ko mën a circonscrire ba nga xam ne dinañ ko mën a ñu mën ko maîtriser aussi préparer wu pour yeneen ak yeneen yu ñëw parce que maa ngi koy fàttali tant que tey jii nii vacciné wuñu lu ëpp ci suñu askan nañu leer na ne on vivra toujours avec ce virus. voilà Birahim politiciens yi ñoom ñooy organiser rassemblement yi ñooy organiser caravane yi ñoom ñoo naan nañ leen xeex jàngoro coronavirus bi. xam nga un président de la République dañ ko war a dooleel xam nga dooleel bi mooy lan au-delà des lois des règlements des institutions ñi nekk ak moom ñoo ko war a may doole suñu waxee may doole c'est dans un sens positif. une communication ci lu jëm ci wàllu Covid-19 bi naka la ñuy def ba peut-être xaw a wàññi transmission bi nañu fexe ba mu bañ a àgg ci yenn ci ay régions parce que Dakar mooy épicentre bi et au même moment peut-être après nga gis ay affiches de ses propres ministres yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon a dooleel dans cette communication ay ministres am ak ay DGM même bu fekkee ni c'est pas directement peut-être lañ ko def waaye ni dañuy def ay caravanes gratuitement kay dem Kaolack wala ka bëgg a dem Saint-Louis wala ka bëgg a dem feneen ak feneen ak feneen ça c'est wala da ngay fexe ba ñu yàpp sa président en fait sa président parce que dañ naan moom de lii la wax teewul parce que bi ñuy wane ci affiche yi lan lañu wane ba ci son propre beau-frère muy Mansour Faye ak ay yeneen ay DG ak seeni caravane ce n'était peut-être pas le moment de sortir ce genre d'affiche là di ko partager ci groupe WhatsApp yi parce que wax na nangam waaye man miy ministre am wala man miy directeur général am duma ko fullaal lijjantiwuma ko mais massa kon le sénégalais lambda bi nga xamee ni moom xaarul ci ay caravane pour dem ci dëkkam kooku est-ce que mën nga ko wax toogal ci Dakar bañ a dem Ziguinchor wala nga bañ a dem Saint-Louis alors que ñi ko waroon a ne ñun sax suñu bopp li ñu waroon def defatuñu ay caravane pour nit ñi dem mais il faut arrêter de fragiliser le président de la République donte il y a des erreurs dans sa communication de même que communication yenn ci ay ministres ak ay deuxième waaye bu dee sur le plan principe kese ñoom waruñu ko fragiliser. ngir nag jàngoro ji man koo xeex fii ci réewum Sénégal faw askan wi ñàkku moom xam ngeen ne ci ndorteel li ñu bëri si waaye dafa mel ni loolee jóge na fi ndax boo demee ci bërëb ya ñuy ñàkkoo mbooloom sakkan nga fay gis ñoom it ñu bëgg rek jël seen première dose bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bu programme élargi de vaccination juróom-benni téeméer ak fukk ak benn si ay junniy doomu aadama ñoom nag dem na ñàkku ji ñu teewlu ay kàddoom moom Ousseynou Badiane. ñooñu ñaar téeméeri junni ak juróom fukki junni ci ñoom daanaka tamit ñoom matal nañ seen ñaari dose donc fan yi ñu ngi wéyal vaccination bi naam sax fan yee passé xawoon na xaw a arrêté tuuti ndax comme xam ne rupture AstraZeneca bi ak Sinopharm bi tamit dañ ñëwoon dose yi ci des dañ koy dencal ñi jëloon seen première dose mais finalement ñu décidé na comme Sinopharm bi mi ngi ñëwaat dose yooyu ñi denc deuxième dose jot na mais aussi ñi nga xam ne ni jotuñu woon commencé ñuy xaaral ñu nag yeneen ñàkk yi nga xam ne nii dinañ commencé ñëw bu soobee yàlla ci jeexatul semaine bi ak ci semaine bële di ñëw. au moins léegi Birahim mën nañu wax ne askan wi amatuñu daal lu ñuy laam-laamee ci ñàkk mi warees nañu ko mën a def ngir nag mën a mucc ci. waaw dañ ko renforcer dafa am benn étude bu ma gis bureau prospective économique def ko muy Moubarak Lo ak ñu mu àndal ci lu jëm ci wàllu indice de sévérité bu Covid-19 waaye tamit dellu Sénégal ci li ñu wax wàllu pourcentage ci ñi nga xam ne ñaxtu nañu day nekk quelque chose comme 3 virgule nangam ñu sori loolu sax par rapport ak yeneen i réew yoo xamee ni ba ci Afrique jiitu nañu ci wàllug ñaxtu ñu sori également loolu ci ginnaaw ci yenn réew yi nga xamee ni ci wàllug xeex Covid-19 muy indice
sévérité ak yu ni mel ñoom itamit jiitu nañu alors que am nay jamono dañ doon wax ni Sénégal moo jël paie ci wàllu xeex Covid-19 moo jël li lépp lu ëmb ci wàllu xeex Covid-19 waaye ñu dellu ci ginnaaw maintenant nag ñaxtu bi boo xoolee au total on a eu ci wàllu dose yoo xamee ne administré nañ ko wala vacciné nañ ko yenn ci ay sénégalais ëpp 600 000 sur une population de 16 millions d'habitants du ñëpp ñooy ñaxtu ça c'est vrai mais il n'empêche que on est bien en deçà objectif yi nga xam ne moom mooy sur le plan mondial fexe ba vacciner nit ñi da ngay dem France ñu ne léegi daanaka mag ñëpp vacciné nañ leen ñenn ci âge yi vacciné nañ leen ñi des mooy peut-être tàmbali nañu ko ci ndaw ñi France sori na ndax Europe la bokk Tunisie bii Maroc ñooñu jiitu ci wàllu vaccin ñuy jot a vacciné ci nit ñi li ko indi mooy fii dañu fiy indi ay vaccin léegi dañ fi président de la République ne ni man vacciné wu ñu jël ko maye ko. maye ko waaw. fan la mujjee après mooy nii da ngay dem Europe wala États-Unis ñoom dañuy vacciner ba vacciner jur gi ay malades yu ni mel c'est tout simplement parce que y a eu un problème de sensibilisation de communication autour du vaccin début bi comme dans tous les pays au monde amoon na xeetu réticence ci vaccin yi des intellectuels benn ci man doon nañu xaw a réticent ne ni vaccin bi est-ce que wóolu nañ ko et cetera il fallait sensibiliser les populations sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy récalcitrants yi ba nga xamee ni même bu fekkee ni mënoo vacciner ñëpp wala du ñëpp ñooy nangu vacciner wu di nga am une majorité boo xamee ni dina la permettre après nga mën a àgg ci li nga xam ne moom mooy un objectif global sur le plan mondial mooy immunité collective bi ñu mën ko am ba nga xamee ni yow say anticorps wala sa yaram dina mën a defar ay anticorps ba nga xamee ni Covid bi bu la laalee peut-être moindre sévérité bi du demee noonu du doon lu grave noonu ba ñuy wax wàllu sauvetage mais ngalawaay ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu vaccination bi ils nous annoncent 300 000 doses de vaccin je pense à la fin de ce mois de juillet yenn ci ay structures de santé amatuñu sax li nga xam ne moom mooy vaccin yi fi ñu ko amee nañu fexe ba ñu ko defee woon début bi di segg ñan la ñuy vacciner ñan la ñuy jël en priorité nañu permettre tous les Sénégalais ñu mën a vacciner wu au moins mu mën a doon loo xamee ni bu ëllëgee dina xaw a tane si ñun ci wàllu sévérité surtout Covid-19 bi. Ibrahima wax na ko bu njëkk ba problème mu sensibilisation mu amoon ba créer benn réticence mais fu mu nekk nii rupture moo am askan wi bëgg nañu vacciner wu. li la ba tey askan wi jëlee conscience ne war nañ dem ñàkku ji parce que aussi ñàkku bi rek seule la vaccination moo nekk loo xam ne moom moo ñu mën a dimbandiku ñu mën a fàggandiku li nga xam ne moom mooy feebar bi parce que nag ci yeneen dëkk yëpp gis nañ rythme de vaccination bi na mu fa demee ak na nga xam ne ñu ngi koy dundee tey jii nii feebar bi alors rupture parce que dafa am tension vaccin fu mu toll nii gis nga ñun initiative COVAX nañ bokk ñu ngi ñuy wax ne dinañ ñu jox lu ci toll ak 1,3 milliard de doses yoo xam ne war nañ ko séddale ci dëkk yu bëri maintenant bu fekkee ne feebar bi dafa jàllaañoo ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am doole c'est naturellement ñoom ñooy gën a jël pour jox seeni doom ba pare avant muy dellu si ñun donc loolu moo tax sax si lu jëm ci wàllum production vaccin mu am solo ñu mën ci taxaw beneen bi mooy il faudrait que population bi ñu xam ne ay feebar bi amul ak feebar bi am na yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel parce que encore une fois Sénégal ñi nga xam ne tey dañ fi amee yenn feebar chronique yi ñi nga xam ne ay comorbidité nañ ko tuddee tey ku ko am ku ne mën a ñàkk sa bakkan bu fekkee ne amee nga doomu jàngoro bi dafa bëri ñii ay hypertendu ne ñii dañoo amee diabète ñii insuffisance rénale lañ amee donc ñooñu ñëpp tey dañoo bëri ci Sénégal feebar yi daf fi bëri tellement de telle sorte que il faudrait que ñu privilégier li nga xam ne moom mooy vaccination bi pour ñu mën a aar suñuy doom bu ko defee aussi dinañu mën a permettre ñu mën a fàggandiku bu baax a baax ci feebar bi. ñu àddu jëmale ci takkadeer bi nga xam ne dafa faatu woto moo ko mbëkk mu doxe fa ñàkk bakkanam ngi xew sa Mbuur Samba Biaye la daan wuyoo jébbal nañu ko boromam ni ki démb xarit àndandoo waaye it ñamu doon liggéeyandool gunge nañu ko ci këram gu mujj yëkkati ay kàddu yu seede ñu ànd seexal Yune Badara Sonko. xarit mbokk am di jàmm collègue de travail ak autorité ñëpp a defoon tey déplacement ngir ñëw gunge kii di policier bi di Samba Biaye ci këram gu mujj. ay mbokkam ak i dëkkandoo nekk ci nakar ñoom nag ñoo ngi delloo lépp ci loxo borom bi. nit ku baax la nit ku yaru ku fonk nit am nañu naqar bu rëy ci demam bi. maire bu commune bu Mbour ñëwoon teewee enterrement bi di soññu chauffeur yi nañu gën a ànd ak discipline. ñu am ci naqar loolu nag waaye nag yàlla moom lu mu dogal rek noonu la mënul woon a passé bis bii li ma ci dolli rek mooy ñu gën a wax ak population bi ak chauffeur si ndax ni ñuy dawalee léegi
doy na waar lool policier bi nga xam ni suñu sécurité boo taxoon mu taxaw ci tali bi gars yi joxuñu ko sécurité bi war ndax kuy aar nit ñi ñëw taxaw di aar nit ñi nit ñëw dal ci sa kaw ba pare daw loolu dafa miti. Samba Biaye nekkoon ab ndaw policier bi bokkoon ci 37e promotion bu police moom nag ci samedi ci guddi la ko benn auto 4x4 fiir naka noonu ci la ñàkkee bakkanam ca saasiya moom nag ci altine ji lañ ko rob ci cimetière musulman bu Saly Vélingara. Samba Biaye la daan wuyoo ñu ñaan yàlla xare ko àjjana gis nañ anam bi mu faatoo te du guleet ndax njëkk na xew sa Tëngéej ay xale yu sàccoon oto ba noppi te mbëkk benn takk der mu faatu bi la yoon sa Mbuur la est-ce que ñoom it anam nga ñuy arrêté oto yi ci digg circulation bi duñ ko xoolaat. lañu man duma leen blâmer ci côté boobu parce que xam nañu nu ñuy arrêté oto buy daw ci circulation waaye tamit comme ni ñu ko waxee am na ñoo xamee ni ay malfaiteur lañ leen mën a woowee ka nga xamee ni da ngay ñëw ñu arrêté la nangu woo taxaw nga foncé ci kaw ki la arrêté ay doomu aadama lañu c'est-à-dire muy police muy gendarmerie ni ko waa ji waxee léegi nii ñoom ñu taxaw fi pour wattu suñu kaaraange bu dee ñoom seen bopp mënutuñu am kaaraange ci circulation bi c'est un problème gis nga dañu ne ñaar ñii wax na ci Rufisque ki nga xamee ni ñàkk na ci bakkanam c'était un jeune policier nga wax léegi tamit ci ki nga xamee moom moo xew Mbour c'est un jeune policier mais Mambay maa toog man sama bopp gis ko Parcelles Assainies commissariat Parcelles ñu may déglu xam nañ ko benn chauffeur c'était un jeune aussi koo xamee ni policier da ko arrêté ci circulation bi xam nga fu policier bi mujjee yéeg ci kaw oto bi waa ji moom di continuer di foncer ak parce que il allait se faire mal benn borom scooter moom moo jël policier bi pour dem topp borom oto bi mais avec la circulation ce n'était pas évident du tout mais après on m'a expliqué que jàpp nañu borom oto boobu il faut nécessairement que discipline mën a am et ça c'est à tous les niveaux du question wu tali bi kese du question wu administration wala fu mu mën a doon mais discipline boobu xam nga fu ñu koy inculquer xam nga ñu ngi gis élève bi nga xam ne dafa jël mool door ko ci professeur am wala surveillant am wala enseignant am c'est tout simplement parce que au sein de la famille discipline boobu nga xam ne moom la ñu war a inculquer ki nekk ci biir kër gi defuñu ko parce que talutuñu ko il y a toujours des brebis galeuses il y aura toujours des récalcitrants il y aura toujours des gens yoo xamee ni loo leen imposer discipline seen nature bopp la ñu yore peut-être di def ay jéye ndax moo waral peut-être tey nga gis ñu ne jàpp nañu diw ci doon rey na nit wala sàcc na wala def na nangam loolu on n'y peut rien mais ce qui est sûr mooy il faut nécessairement ñu instaurer waat dellu soit li nga xam ne moom mooy discipline la famille pour permettre peut-être même bu dul ñëpp ngay mën a yar sax mais au moins la grande majorité ba yenn dégâts yu mel nii ba mort d'homme di ci am peut-être ñu mën ko éviter en tout cas c'est un hommage également à rendre à la police comme à la gendarmerie aux forces de défense et de sécurité de manière générale parce que ñoom ñu ngi ci insécurité pour préserver nous notre sécurité. lu am solo nga wax ñoom ñi nga xam ne ñoo war a aar suñu kaaraange ñoom si ñàkkum kaaraange la ñu ne ñoom takk der yi. te ñëpp xam nañu nag fii ci réewum Sénégal lu ñu mën a blâmer moo di suñu takk der yi ñu ngi def seen liggéey di def liggéey bu mucc ayib bu ñu demee ba gis ay doomu aadama di dal ci kaw ay takk der ñuy faatu je pense que war nañ xoolaat. oui c'est déplorable te Birahim wax na ko muy surtout foofu loolu moo foofu nañu war a mettre l'accent muy li nga xam ne moom mooy indiscipline bi nga xam ne moom moo am ci tali bi te loolu mi ngi jógee ni ko Birahim waxee ci kër yi parce que foog naa ne ku ñu yar ku ne boo di yoree sa oto tam di dawal xam code de la route je crois lu bëri doo ko ci mën a def beneen bi mooy tey jii nii aussi on dira que suñu takk der yi ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla ay jàmbaar nañ mais am na ci nu ñuy taxawee tam ci circulation war nañ ko xoolaat parce que da ngay gis policier boo xam ne tamit day jël rangale ñetti oto yoo xam te ne nii da leen ni taxawalandoo mu taxawale leen ci anam goo xam ne doo mën a comprendre nan nga mën a dajalee ñeenti oto téye leen beneen ba mooy dañuy nekk ci position boo xam ne tey yow am na allure booy dawee di ñëw ñu jekk-jekk ne la na nga droité mais loolu doo ko mën parce que loolu su boobaa nit ki bu fekkee ne àndu tëng maîtrise mën a téye otom mais day dal sa kaw te loolu mooy indi lu ci ëpp accident yi maintenant cautionné wu ma li nga xam ne moom la waaj wax mais ñoom tamit à leur niveau de grâce nu ñuy stoppé oto yi nu ñuy def ak li nga xam ne noonu lañu war mooy ak yelleef surtout ak nit ñi par rapport ak nu ñu leen war a arrêté ci circulation bi loolu yëpp aussi ñoom war nañ ci bàyyi xel te gën a bàyyi xel tam ci li nga xam ne moom mooy discipline doomu aadama yi
ñu àddu jëmale sa commune bu Mbaar foofee ñàkkum kaaraange la askan wi di jooy ba noppi it askan wi dañoo gis ne ñàkkum ndox ñu ngi koy dund ci anam gu jéggi dayoo feebar faju fa it te na leen tëj njàngama waxi noppi ay gàllankoor képp la fa ndongo yi amee mu di lu nga xam ne nii ña nga say joxoñ baaraam waa mairie ba ndax nee na ñoo ci waroon ak saafara te ba fi France daal di xëddeen responsable politique républicain yi nekkoon nag loolee faw ñu relever défi ba fa nekk ñu ànd si Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. bokk moomeelug Mbar ëmb ci lu tollook juróom-ñaar fukki dëkk ak ñaar lu bari manqué. Mbar benn forage moo fi nekk te amul teen 30 minutes su ko fayee tey robinet bi du tax. Mbar fi nekk ni 72 villages war naa am au moins hôpital boo xam ne dafa am ay médecin boo bëggee échographe dem boo bëggee analyse dem mais da ngay dem Gossas wala Touba loolu war naa am Mbar ñaari gendarme ñooy monté fii Mbar war naa am poste police boo xam ni su guddee boo jaaxlee boo dee far ñaari alkaati ñëw la jot. Xaadim Xol samp ndëndam ci jongante gox ko xaat yi ñu dëgmal parce que ni sukkandiku ci ab lëkkaloo ngir teg Mbar ci yoonu yokkute. en tant que maire mën ngaa dem léegi Canada wala Washington gis sa moromu maire yéen même maire mu ngeen def partenariat mu ñëw jàppale nga ñëw defar dëkk bi incha allah dinaa jéem wuti ay partenaires yu ma jàppale maak état ñu defar dëkk bi. ay ñoñom tabb ko ci conseil départemental bi Ousmane Wade di woote ab ànd. ñi ngi dox pour responsable politique yëpp ànd. dëkk bu ñu dem dañuy fexe ba unité am parce que xam nañ ne li ñu bëgg muy développement ci unité la xaj. waajal seen bopp ne noppi nañ ci jongante yi ñu dëgmal ak nu ñu ko mën a defee. ayca ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Mante Mboub daal teew ma ne kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. ak yi tey. alhamdulilah. waa gox ba. waa ñëpp a ngi si jàmm siti jàmm ñaajo. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waa Dugar. waaw foofu moom lépp moo ji. ah waaw ñu ngi sant yàlla de alhamdulilah affaire yi moom yàlla daal moom fi. non yàlla bëri na sutura yàlla si bëri na. te ku nekk dana matal lépp incha allah. ñu koy door wax nag présidence bu fédération sénégalaise bu football mu mel ni kon candidat yi tey ji la comité bi di dajeex ñoom. waaw xam nga tey nag démb lañ ko fas yéene amal. suba ci alxames. waaw démb waaw mais nag suba ci alxames yi. kon gannaaw suba xam nga suba la. tey la lan mardi. mercredi donc jeudi. jeudi waaw alxames yi la ñuy daje. ni ki démb nag lañ ko fas yéene woon amal en tout cas bu ñu sukkandikoo ci agence bu presse bu sénégalaise boobu la nag waxtaan bi nga xam ne nag seq na ñeent candidats yi nga xam ne ñoom nag ñoo déclaré wu ngir nag kan moo ci jiite fédération sénégalaise bu football démb nag lañ ko fas yéene amal waaye dañ ko dàq ba alxames yooyu la candidat nag bokk na ci président en exercice bi di maître Augustin Senghor CSEC mu nekk vice président bi ak nekk président tamit ligue professionnelle bu football bi Mbaye Diouf Dia nekk président bu Mbour Petite Côte ak Madi Touré président génération foot ñoom ñu ne nag jotoon nañu waxtaan fan yi ñu génn ngir nag amal ab consensus waxtaan nag ci yenn pexe la ñuy teg rek ngir lu jëm ci wàllum football bu Sénégal mën a gën a dox jëm tamit trouver benn candidat boo xam ne moo fas yéene jiite lu jëm ci wàllum fédération bi en tout cas daal am na ci ay points yoo xam ne doon nañ ci d'accord nag muy 33 membres tamit introduire lu jëm ci wàllum nag gestion football bi convocation assemblée générale bi en tout cas ba fii nag amagul benn accord boo xam ne trouvé nañ ko ngir xool kan moo fas yéene nag jiite boobule consensus en tout cas jàppal ne daal lu jëm ci wàllum nag assemblée générale élective bu fédération sénégalaise bu football dinañ ko amal ni ki juróom-ñaari fan ci weerum août bu ñu sukkandikoo ci commission électorale bi. football la ñu desandil ak dirigeant yu EJ Fatick ñoom nag ñu ngay ñaawlu mauvaise gestion bu nga xam ne nemmeeku nañ ci wàllu football bi fii ci Sénégal. waaw gannaaw ba ñu jeexalee lu jëm ci wàllum saison 2020 jàpp 2021 ci Ligue 2 bi nag équipe bi di EJ Fatick moom dafa mujj nag wàcc ca national 1 ba li ko waral bokk na ci nag juróom-benn poñ yi nga xam ne ñoom dañ ko ñàkk seen diggante ak ñii di waa jamono bu Fatick lu ko waraloon nag bokk na ci commission bu discipline bu fédération bi ñoom dafa jëloon nag ab ndogal gannaaw ba ñu seetloo ne dafa am ay joueurs yoo xam ne ñii di waa EJ Fatick footballoon leen te nag ñoom seen i carte d'identité dafa amoon ay jafe-jafe kon ba tax na ñoom ñu leen nag gannaaw loolu am na nag lu ci ñuul bu ñu sukkandikoo ci seen président di Fada Guèye ñu teewlu ay kàddoom. soo gisee situation bi am xam nañ ni man dama leen di jeûner ci football bi ndax yàgg naa ci Ligue 2 bi musuma génn ci 5 premiers yi lii nag man duma déranger su fekkoon ne tey dañu daaneeloon résistance sur le terrain man mun naa am lu ma métti même nawetaan yi sax léegi dépassé nañ di téye réserve lu weesu une semaine ñu ne nag dañoo nekk ci ligue boo xam ni ligue professionnelle la téye ay réserve ba ay dernière journée nga ciy daaneel toute une région loolu yaakaar naa ni àq munta weesu loolu
te àq bi nga xam ne tey dañ ko yoreel président club yi àq bi nga xamante ne dañ ko yoreel football kat yi moo tax compétition bu ñu dem état bi ñàkk ci ay milliards noonu la ñuy ñibbisee duñ gañe dara. ñu desandi ba tey ak Fada Guène moo jiite EJ Fatick moom daal gis na ne nag anam bu ñu yorelee football Sénégal jot na nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom. de la ligue ñi nga xamante ni xamuñu football duñu fréquenter ci stade yi des retraités ñoo xam ne tey suuxal football bi moo leen tax a jóg ndax duñu wax li texte yi wax copinage bi am ci fédération bi am ci ligue bi dama ne loolu yëpp ci ndoddu askan bi lay reposé wu te bari business bi ci biir football bi dafa bari te business bi ci biir football bi fekk dañul ci football bi àq yi ñuy yoral yenn club yi dañuy sonn mais Sénégal du mës a indi coupe d'Afrique fii du mës a indi coupe du monde fii mais image yi ñu doon wane fële Afrique du Sud ci kaw turbine bi loolu rusluwul ci football professionnel loolu yaakaar naa ni dafa ruslu te loolu yëpp li leen ko yóbbee loolu la gëmuñ lu dul xaalis xon la ñu gëm ak business la ñu gëm di lëre état bi. di doon teewlu kon Fada Guène moom moo nekk président bu EJ Fatick kon Mambay fii la ñuy ndarkeppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di leen jox dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Diadji Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop di leen wax déwéniti et bonne fête de Tabaski. déwénati également sunu mbokku diaspora bi ndax nag ñu ngi ñuy seetaan maa ngi seen réaction ku ci mel ni kon tonton Kayre. bu diaspora ñoom Mbaye Seye ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teewlu nee nañu ñoom it ci tabaski bi la ñu bokk. incha allah wax nañ dëgg de. te nekkuñu Sénégal te xel maa tabaski Europe moom beneen affaire la waaw tamit di wax tamit un coucou jëma Sangot depuis Espagne xam nga kooku moom waaw sama kii la. tabaski ji la bokk. waaw ak sama caat mi. biti réew war naa géey de tabaski bitim réew moom beneen affaire la. ayca jaajëf Pape Matam Mboup jaajëfal ñi nga xam ne rek ñoom la ñu bokkaloon plateau bi ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bii la jotaay xibaar yi yéen a kaay xëy fësal lay doon.